juróom toftal fanweeri simili ci télévision Futurs Médias leen ak jàmm ci xibaaru marax ci la ñuy waxtaane lu aju ci rapport annuel bu Cour des comptes ñoom nag fësal lañ rek yooyu le document jàpp 2015 2016 2017 ci boobu la liggéey nag ñu ne am nay këru liggéeykaay yoo xam ne rek jot nañ leen di joxoñ baaraam tuuma ñu ne rek am na ay xeetu luubal yu ñu fa nemmeeku ci ñooñeen ñu tudd sax bokk na ci rek Alioune Sall di rakk ci njiitu réew mi Macky Sall nekkoon ci ay jamono directeur de la caisse de dépôt de consignation moom nag nee na mbetteel rek la am ci boobu la rapport ndax jamono ji bu fa nekkee rek jàpp septembre 2017 ba juin 2019 du benn ndaw bu bàyyi ko foofee ca Cour des comptes rek ñëw ci moom ngir amalu liggéey bu aju ci wàllu saytu seen nekkin dinañ wax tamit ci ca wàllu littérature wala bind téere ak li nga xam ne rek mooy liggéeyu Pape Alé Niang fësal ba ñuy téere rek bu ñu duppee scandale au cœur de la République dossier du COUD mu ne nag loolu rek ñëwaat na ci rapport OFNAC ci liggéey bi nga xam ne ki nga xam ne rek moo nekkoon njiital COUD ci ay jamono Cheikh Oumar Anne te jamono ji mu nekk ministre de l'enseignement supérieur rek tudd nañ ko ci jamono joojee nag ministre boobu sax indi na ci ay tontu moom nag dafa jàpp ne kii di Pape Alé Niang moom du lenn lu dul maître chanteur ba tax rek loolee jàppewu ko loo xam ne rek lu yenn maana la épidémie coronavirus ñu ne jamono ji ñuy wax ak yéen nag mu ngi def njombe ca diwaanu Chine ba tax na rek waa organisation mondiale de la santé moom décrété na lu ñu duppee état d'urgence international fi ci réew mi nag jëwriñ bi ñu dénk lépp lu aju ci wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr di dalal xelu askan wi nee nañ jël nañ matuwaay yi war rek ngir mën a aar doomu réew mi bi ci mucc rek ci boobule feebar mbokk yi li mooy ponk yi gën a fës ngeen taaxir lu ñu yaatal ko. mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu doore ko rek ak agent commercial bu marque bu cigarette bu siiw fii ci réew mi moom nag dañ ko faat rek gannaaw ab agression foofee ca diwaanu Diawara jàpp Bakel ci bët gànnaaru réew mi ñu ne nag jamono ji ki fi faatu rek mu ngi ca morgue bu l'hôpital bu Bakel rek du ñàkk sax ñu ubbi ci ab enquête rek ngir war a xam rek li nga xam ne moo waral boobule njombe. dal ci fii ci Ndakaaru rek wax niñ ko waxee woon ci ponk ci rapport annuel bu Cour des comptes atum 2015 2016 jàpp 2017 ci loolu nag bëri nay këru liggéeykaay rek loo xam ne dañ leen ci joxoon baaraam tuma ci seen yorin alalu askan wi sax wala li nga xam ne rek moo fay bàyyeekoo ci loolu nag nee nañ boo gisee ay at yi yëpp fësaluñu ko rek dañu amoon ay tuuti rëq-rëq waaye terewul nag bi ñu sumbee liggéey bi lu toll ci juróom fukki agence rek jot nañu leen mbët li nga xamante ne rek noonu lañ yore boobule koppar. Aminata Mbaare Sow tey woon na publication rapport bi tey wala sax conférence bi ci njiit bi amuloon àndoon ceeg Modou Diop. rapport la bu waa Cour des comptes génnee muy ñetti rapport yu dajale atum 2015 atum 2016 ak atum 2017 ñetti at ñu tegle ko génne wu ñu benn rapport. day baax ñu leeral li tax mu am njëkk aajowul ci ay programme wala ay pression politique wala ay pression publique. naam ñoom nangu nañu retard yooyu lee waaye dañu jàpp ne du seeni coobare. nous pouvons vous garantir que. mun naa la garantil ci atum 2020 bi dinañ jox ab rapport kii di président de la république boo xam ne nag ci atum 2018 jàpp 2019 bi ci lay nekk loolu gën kaa yéex octobre 2020 lay doon. le mois d'octobre 2020. ëpp na 50 sociétés publiques ak agence yoo xam ni ñii di waa Cour des comptes dem nañ fa liñ bët naka la ñu téye kopparu agence yooyu lee. ñetti téeméer ak fanweer ak benn ci ay recommandations ci ñetti téeméer yooyu lu ci ëpp xaaj bi maanaam ñaar téeméer yu manqué fukk. cour bi topp nañ ko ci loolu tey ñi nga xam ne ñooñu lay adressé woon genre recommandation yooyu wéyal nañ li cour bi doon wax. seetlu nañ ni yenn yorin yi dafa dëppoowul ak sarti réew mi wala ay sart yi nga xam ne moo war a jiital li nga xam ne noonu la ñuy yoree mbir yi ci biir kër yooyu nga xam ne jot nañ faa dem.
am na ay defin yoo xam ne du yokk maanaam lu ñuy wax performance. ci liste bi ñu jox bokk na ci agence yu ñu dem wala structure publique yu ñu dem CICES COUD ANAMO caisse de dépôt et consignation conseil national de lutte contre le paludisme ak yeneeni agence foofule ñii di waa Cour des comptes jàpp nañ ne ni ñu téye kees yi lee am na loo xam ne jaarut yoon. Aminata Mbaare Sow dañuy desandek rapport Cour des comptes boobu wax nga ko léegi bokk na ci ñi ci tudd Aliou Sall di rakk ci njiitu réew mi Macky Sall nekkoon ci ay jamono ci boppu caisse de dépôt et de consignation atum 2017 jàpp 2019 moom nag nee na li ko jaaxal ci boobu le rapport jamono ji mu fa nekkee rek ci boppu kuréel boobu du benn yoon bu mu jot agent bu xam ne rek dafa ñëw ngir xool nent na luy liggéey ñu teewlay kàddoom ci micro suñuy naataango waa RFM. ñu ngi ma nommé caisse de dépôt mois de septembre 2017 bañ ma fa nommé dama ñëw fekk Cour des comptes jaar fa ba dem ba bàyyi fa rapport mun naa wax sax ne li ëpp ci sama liggéey caisse de dépôt ñaari at ya ma fa toog moo doon sukkandiku ci li nga xam ne moom la Cour des comptes waxoon pour mën a liggéey kon nag dina ma jaaxal lool ñu ne Cour des comptes dafa xosi sama gestion surtout que ñaari at ya ma toog caisse de dépôt mosuma gis benn agent Cour des comptes mosuma jot mission Cour des comptes beneen rapport budul ba ma fa fekkoon ba pare amul woon jaaxal na ma tamit rapport Cour des comptes boo xam man fekkuma fa di mën a laal sama gestion bay critiquer le fait que ñu reprendre foncier boo xamante ni balaa ma fay ñëw lañ ko jaayoon justement ma sukkandiku ci li Cour des comptes wax ma fexe ba delloo si waat suuf soosu nga xam caisse de dépôt moo ko moomoon waaye jaay ko ci anam yoo xam ne Cour des comptes dafa wax ne anam yu arrangé wul caisse de dépôt la donc wax ji jaaxal na ma lool may préciser tamit que waruñu jaawatle projet logement standing ya ñuy wax Mamel ak Tour des Mamelles bi ma ñëwee caisse de dépôt pour respecter lu Cour des comptes wax moo tax ñu jëlaat suuf fi nga xam ne dañ ko jaayoon benn partenaire gannaaw si nag ñu développé projet bu bees bu tudd Tour des Mamelles ak yeneen projet logement ci Mamelles te ñu ngi ko teg ci loi bi nga xamante ni moom mooy organiser caisse de dépôt di wax ne caisse de dépôt mission am bokk na ci logement social waaye aussi logement de standing kon nag point précis boobu di critiquer logement de standing fondé ko ci loi 2006 dama yaakaar ne dañu xaw a ñàkk xam ne en 2017 il y a eu une nouvelle loi avant même ñu may nommé directeur général caisse de dépôt buy préciser que caisse de dépôt am na droit def ay logement de standing. ñu wax ci wàllu littérature ak téere bi nga xamante ne rek journaliste bii di Pape Alé Niang dëxëñ ko moolu ko ci loole nag mu tudd ci rek ñi nga xamante ne noonu la yore woon COUD ci ay jamono mu dëppee ko scandale au cœur de la République dossier du COUD moom nag ñëwaat na rek ci benn rapport boo xam ne rek waa OFNAC ñoo ko amaloon fësal ci lu ñu dëppee malversation moom nag day sàkku rek ci kilifa yi rawatina njiitu réew mi mu yombalal liggéey bi organes yi nga xam ne ñooy contrôler ni ñu yore alalu réew mi bu ko defee rek ñooñu seen liggéey dina yomb te dinañ ci gis ndam Maimouna Ndiaye teewoon na dédicace bi àndoon ceeg Mohamed Sow Dieng. Pape Alé Niang daal di sëgg ca la xewoon ca kuddu ci jamono te mu juraloon waa OFNAC ñu def ci ab rapport génne yorin bu bon ba nekkoon ca kër googule tey jii téereem bii di ko firndeel. Le rapport sur le COUD nous a particulièrement intéressé. li ñu bëgg ak li nga xam ne moom moo war a am moo nekk daal ñu daal di liggéey xeex li nga xam ne moom moo nekk ñi yàq alalu réew mi nga xam ne bëriwut naka noonu tamit ñu daal di leen wone ñooñu nga xam ne ñooy def ñaawteef yi ngir ñu mën a nag soppi doxaleen yooyu dirigeant nga xam ne amuñu benn valeur te yorin bu baax mënuñ ci dara. Au service de tous les régimes qui se sont succédés à la tête de ce pays. taskatu xibaar bi yamu ci ndax kat nee na fi réew mi toll jot na ñu soppi doxalin ndax kat am na ay organe de contrôle yoo xam ni teg nañu ko fi saa su ne ñuy gën a bari ana luy seen njëriñ. Nous voulons et avons même l'obligation. livre bi nag tax na ñu xam bu baax a baax ñan ñoo séq lii di OFNAC ak ñan ñoo ko yoroon rawatina ci seen mbootaay boobu nga xam ne ci lañu nekk di conseil de surveillance. Des valeurs cardinal de la bonne gouvernance. téere bii nag bu ñu sukkandikoo ci ñi fi teewoon ñu bari ci ñoom lii lañ ci gis. C'est ça en fait l'intérêt pour moi de la. rapport bi ñu def ci wàllu COUD nag loolu daf ñu intéressé lool li ciy dëgg rek moo nekk bërëb boobu dañ koo teg mu nekk lekkaay xaalis ñi di directeurs yi te état bu ñëw nag na koo fa munti teg ni nu mel noonu lay demee. Entre ces différents présidents. Tout ce que vous avez dit. li ñu jot a wax fi yëpp daanaka Cour des comptes dëggal na ko ci seen rapport bi nga xam ni génne nañ ko suñu dëkk bi
jar na ñu seetal bu baax a baax sax teg ci ne xel yeeg xalaat yi dañoo war a soppi doxali. kon boog Pape Alé Niang mu mel ni bu naree des ci registre bi nga xam ni tàmbali na ko am na liggéey bu baree bari bu koy xaar. bokk na ci ñi teewoon rek ci dédicace boobu le livre Maïmouna Ndiaye waaye tamit professeur Mody Niang moom sax moo préface livre bi moom nag li muy sàkku ci kilifa ñu def kem kattan bi képp koo xamante ne rek dañ la joxam baaraam ci li nga xam ne xeetu luubal la yoon yóbbu la rek fa mbaxane doone benn bu ko defee rek li ni mel tooto ci dugg dañuy teewlu kàddu yi professeur Mody Niang ci micro Maïmouna Ndiaye. On a donné des subventions de 8 millions, 9 millions, 10 millions. Des subventions parfois sans destination. joxe nañ ay subventions yu 9 millions ay subventions tamit yu fukki millions yoo xam ne kenn xamul fu mu jëm amul benn facture bu ko mën a nag daal di wéral ca loolu liñ ci mën a jàpp nag moom moo nekk ne ay cravate liñ ci jënd ak ay costume ak yeneen affaires yoo xam ne yu doy waar nekkul nag dañ koy politiser wala dañuy joxañ baaraam tuuma nit waaye njiitu réew mi lam ci wax dafa doy waar nee na ci presse bi la ko déggee est-ce que loolu nekkul loo xam ne ñàkk a wekk sénégalais yi nekk na lu doy waar. Le président Macky Sall qui dit c'est par la presse qu'il a appris ça. Il n'a aucun respect pour les Sénégalais. dañuy desandeek mbiru livre boobu sax ak kàddu yi nga xamante ne rek Pape Alé Niang dëxëñ na ko ci mu mel ni nag ki nga xam ne rek moom la ci tudd di Cheikh Oumar Anne indi na ci ay tontu moom nag dafa mel ni ku soofant la ni mel ndaxte dafa jàpp ne journaliste bi moom maître chanteur la te jublu ci dara rek lu dul yàq deram waaye nag. mënu ko tere rek def li nga xamante ne rek moom lay def te sax du ñàkk rek mu yóbbu ko fa mbaxane doone benn moom ak ki nga xamante ne rek mooy Nafi Ngom Keïta su ko defee rek ñu jublu ci yoon wax ci li nga xamante ne rek moom moo nekkoon seen motivation Ousseynou Diop ci liggéey bi àndoon ci Habib Seck. maître bu Ndioum nekkoon itam directeur général bu COUD di Cheikh Oumar Anne daal nay tontu ci livre bi nga xamante ni bind nañ ko jëmale ko ci liggéey bi nga xamante ni def na ko ci COUD moom nag daal day jàpp ni ñi nga xamante ni dañuy def lu ni mel la leen yitteel mooy yàq deram. am nay maître chanteur yu fi nekk ñëpp Sénégal xam nañ ko Pape Alé ci la bokk Nafi Ngom Keïta ci la bokk Mody Niang ci la bokk ak ñeneen ñi làqatu ci ñoom juróomi at ñu ngi may chanteloo di ma xas bëgg a wane ne man Cheikh Oumar Anne maay nit ki nga xam ne maay wane càcc gi am ci réew mi ci ñiy liggéey réew mi nguuru Macky Sall bokk na ci nguur yi nga xam ne àddina bi yëpp càcc bañ a liggéey dañ ko fi dindi. ci kàddu ki fi nekkoon directeur général bu COUD mbir yi du ko bàyyi mu sedd dina dem fa mbaxana nekkee benn. ci livre bi ñu bind dinaa wane kanamu Sénégal yëpp ay maître chanteur lañu parce que dañoo jël dina ab rapport la du rapport dañoo wax lu leen neex te li ñuy bind ci yëpp nee nañu du maa def man complice la damaa jàppale kenn bu njëkk ba man la léegi complice la parce que nee naa juriste la wax nañu tey ba mu pare ki bind livre bi ñamewul tudd sama tur parce que nee naa damay jël droit mais loolu du ko ci génne livre bi Pape Alé gindu ko Nafi Ngom moo ko bind dooroon naa ko benn yoon daanu na bii day répondre devant la justice et devant le peuple sénégalais. Cheikh Oumar Anne nag kàddu yi mi ngi ki amal ci commune bi nga xamante ni mooy commune bu Ndioum fii doon fi amal li ñu duppee cleaning day ci mbirum livre bi nga xamante ni Pape Alé Niang daal na koy bind nee na du ki dellu ginnaaw dina ca dem ba mbir mi jeex. Ousseynou Diop ci loolu sax la ñuy desandi ak cleaning day wala set setal bi ñu amaloon foofu ca diwaanu Ndioum ca la yëkkatee yooyu kàddu ba tax na dañu ñëw fii ci Ndakaaru dem ba ca diwaanu Mermoz njiitu réew mi ànd naa kay dëkkandoom tamit tey su suba rek génne bale dëkk ba bërëb ya ñoom nag li ñu bëgg rek mooy seen boobule quartier doon rek ci gox yi gën a rafet. ci Sénégal ñoom nag nee nañ noppi nañ rek ngir def lépp li ci war rek jaarale ci ay jumtuwaay yu war ngir gën a taaral seen boobule diwaan. ñu desandeek opération zéro déchet ñoom tamit jot nañ ko amal ci diwaanu Ngor ak Almadi askan wa nag dalal nañu tey rek ñu leen jàppale si bàyyi ko ci ambassade du États-Unis bu Sénégal ñoom nag àndandoo kilifay municipalité bi ñoom nag dañu jàpp ne rek set setal bi moom du loo xam ne dañ ko war di def weer bu nekk waaye saa su nekk la bu fekkente ne dañ ci jublu rek mooy taaral Sénégal Chérif Dia ci liggéey bi. bi délégation ministère bi dénk wàllu cet gi di yegg si fii ci Ngor Almadi daanaka askan wi moom la leen waroon lu ci bëri def nañ ko seet seetal mbedd yi dajale mbalit yi ci sachet yi
ñoom nag seen mobilisation bi liñ bëgg rek mooy fexe ba nga xamante ni Almadies dina bokk ci quartier yi gën a set ci réew mi. di rafetlu journée tey bi comme ni ñu ko président waxee rek mais avant ça sax ñun fekk nañu ñu tàmbali mais dama ne rek tàmbali Ngor dañu bëgg mu nekk exemple mu nekk fa nga xam ne parce que damay wax toujours ne gan gu ñëw fii ci Sénégal Ngor ngay dal c'est pratiquement kon mu war a nekk fa nga xam ne day set constamment ñun nag li ñu commencé tey dafay nekk la nga xam ne bés bu nekk dañ koy def duñ ko def tous les mois mais c'est tous les jours lañ koy def. ci biir balekat yi am ci ab dëkkandoo boo xamante ni taxawaayam ñëpp rafetlu nañ ko muy ambassadeur États-Unis fii ci Sénégal moom Tulinabo Mushingi ànd ak fanweeri volontaires yu ambassade ba dugal seen loxo kon ci set setal bi. moom nag nee na dafa def rek wareefam ba tax na tamit am na leçon ci wàllu civisme bu mu fi joxe. J'habite aux Almadies. man Almadies laa dëkk bi ma déggee ñu ne dañuy set setal ci laa sol sama dàll ñëw fii ngir bokk ci lii nag amul mbiram dara ja amul dara comme ci lan bokk te ñoo far faaw ma daaj ci dugal sama loxo ku nekk nag da ngaa war a commencer di bale sa buntu kër wala sa buntu magasin jarul sax ñuy xaar samedi bu njëkk ci weer wu nekk. Le premier samedi de chaque mois. ci dëggal rek li ambassadeur bi wax mooy ne mbir mi warul yi rek yam ci mbirum nettoiement benn fan ci weer wi pour que ñu am vraiment li ñuy tuddee ville yu mucc ayib ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu cet te loolu mën naa nekk ñëpp impliqué woo te am nañu yaakaar ne ni ñu démarré nii yàlla mën nañu defal une grande réussite. ñaareelu fan bu cleaning day bi nag tax na rek waa commune bu Ngor jël ñaari équipe tasaare leen ci diwaan bi benn ca île ba bi ci des ci Ngor village ak Almadies fii ci Almadies nag askan wi joxe nañ rendez-vous lu yàggatul dara bëgg a def seen quartier bi gën a set fii ci Sénégal jël grand prix chef de l'État jëm rek ci wàllu set. Chérif Dia ñu desandi ak programme zéro déchet loolee nag jot nañ ko amal tamit ci yenn hôpital yi nekk fii ci Ndakaaru bokk na ci Dantec Fann Ogi wala hôpital professeur Idrissa Pouye ak itam foofe ci Abass Ndao jëriñ bi ñu denk ministère bu santé nag nee na liñ ci jublu rek mooy fexe ba béréb yooyu set wecc su ko defee tamit malade yi fa nekk rek du ñu am benn jafe-jafe nee nañ nag saa su nekk dinañ ci taxaw rek ngir loole ñu gën ko dooleel Maguette Soirée Diallo teewoon na fa tey àndoon ceeg Amadou Ba. ay mbir yu ñaaw dem ba yàq xar kanam bu yenn ci hôpital public fii ci Sénégal dolli ci loolu ñàkk hygiène bi ñu gis ci hôpital yi ginnaaw lancement bu programme zéro déchet jëriñ bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram mu ngi rafetlu résultat yi ñu daal di am. wax ne tey li ma gis dal na sama xel. jaar naa hôpital Albert Royer jaar naa Fann Grand Yoff Dantec actuellement ñu ngi fii ci hôpital Abass Ndao yéen a gis comme man que ne li ñuy gis wax dëgg yàlla doy na vraiment donc satisfaction très souvent danañu am ay cas d'insatisfaction ci biir hôpital yi ba mu mel ni leneen da baaxu fa mais bu ñu ñëwee tey dañuy seetlu ne vraiment li baax te jag yaakaar naa ne moo ëpp lool. ci boobu la visite. Abdoulaye Diouf Sarr ñëwaat na tamit ci importance bu gestion bu déchets biomédicaux yi. déchets biomédicaux parce que boo duggee ci boor hôpital ñaari façon wu déchet moo fi am na déchets yoo xamante ne mën nañu wax ne mook déchets yi nekk ci kër yi ñoo yem dañ ko assimiler à des déchets ménagers mais am na déchets yoo xamante ne mën nañu ko dugal ci camion di ko yóbbu parce que newul ay déchets ménagers loolu ay déchets biomédicaux la dafa laaj benn traitement bu spécifique benn attention bu particulière parce que waruñu ko sàggane parce que mën na indi beneen jàngoro. biir structure de santé yi ci biir hôpitaux yi ñu teg fa effectivement ay jumtukaay yu mucc ayib pour jël en charge déchets yi. ñeenti hôpital lañu daal di ciblé woon mu nekk Fann Abass Ndao Le Dantec ak hôpital général bu Grand Yoff. Abdoulaye Diouf Sarr di rafetlu xar kanam bu bees bu hôpital yooyu waaye li jar a laaj mooy ndax programme zéro déchet boobu dinañ ko amal ci hôpital yi nekk ci réew mi yëpp. Maguette Soirée Diallo dañuy desandi ci wérgu yaram ak feebar bi ñu duppee coronavirus te jamono ji nag mu ngi lëmbee foofee ca diwaanu Chine jëwrin bi ñu denk rek lépp lu aju ci wérgu yaram fii ci Sénégal di Abdoulaye Diouf Sarr mu ngi dalal xelu askan wi nee na nguuru Sénégal nag jël na matuwaay yi war ngir mën a aar askan wi ba feebar boobee rek ñu mën ci mucc dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Maguette Soirée Diallo. may wax ne donc virus bi ñuy wax coronavirus. te mu am fële ci Chine nekk na virus boo xamante ne jaaxal na àdduna bi tuuti moo tax OMS déclaré ko urgence sanitaire internationale ñun dëkk Sénégal
jël nañ suñuy jumtukaay si biir aéroport yi si booru port mais si frontières yi pour vraiment képp koo xamante ne da ngay ñëw si réew mi rek ñu vérifier ndax amul loo xamante ne niru na loolu bu fekkente ne am na jël nañ matukaay yëpp pour que suñu structure de santé yi man leen jël en charge de manière donc efficace ak ni mu waree. protection bi am na solo teg ay jumtukaay si frontières yi pour que ku am ñu mën la seetlu mais mettre en place dispositif bu mattam pour que bu ñu amee benn cas bu jógee bitim réew ñëw dugg si réew mi ñu mën la jël en charge nu mu waree loolu tam système bi préparé na ko ba pare bu population yi am benn inquiétude. ñu wax ci leneen rawatina ci kaaraange réew mi bokk na ci loole nag fexe ba lëkkale ñi nga xam ne ñooy police nationale ak gendarmerie ñu boole seen doole rek ngir mën a xeex ñi nga xam ne ñooy def katu ñaawte fii fas nañ ci yéene tamit yokk la nga xamante ne mooy installé ay caméras de surveillance ci yenn taax yi yu mag yi bokk na ci Ndakaaru Touba Mbour ak yeneen gox yi su ko defee rek képp ku defati li ni mel ñu mën a teg loxo sa kaw jëwrin bi ñu denk ministère de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye moo waxee li ni mel ñu teewlooy kàddum ci micro Bakary Konté. ci wàllu karange effectivement wax nga ko am na fi fan yi ñu génn ay agression ay rey yu doy waar sax d'ailleurs yoo xam ni peut-être tàmmuñ ko di faral di gis fii ci réew mi mais di wax rek ne président de la république bi mu ñëwee 2012 ba léegi ni dafa am ay dispositions spéciales yoo xam ne jël na ko pour taxaw ci wàllu kaaraange ci réew mi taxawaay bi nag disposition yi mooy fexe ba police ak gendarmerie ak armée nga xam ne ñoom tollay temps sax li ñu daan recruter bariwul mu def ci recrutement yu am solo déjà benn ensuite def leen équipement yoo xam ne bari na tey police ak gendarmerie bokk nañ ci police ak gendarmerie yi gën a équipé ci suñu réew yi donc muy lu am solo muy gën a renforcer seen taxawaay donc li ñu mën rek ci occasion yu mel nii mooy gën a redoubler d'effort pour que taxawaay boobu aussi population yi gën ko sentir kenn ku ci nekk foo mun a nekk nga sentir na tu es en sécurité donc loolu am na liggéey boo xam ne tàmbali nañ ko ci fan yi pour gën a wax police ak gendarmerie ñu lëkkaloo fépp ci réew mi di defandoo ensemble ay opération de sécurisation parce que loolu dana tax du am benn bërëb boo xam ne bii nit mën na faa nekk jàpp ne amul kenn ku koy xool donc loolu déjà am na solo ci surveillance bi am na nag effectivement cas yoo xam ne yi am na fi temps yi cas yooyu am na ci yoo xam ne yi enquêtes yi sori na trop presque ñenn ñi sax am na ñun tegagum loxo mais am na yoo xam ne également ñu ngi ci continuer am na yaakaar ne peut-être police ak gendarmerie am nañ jumtuwaay yoo xam ne dañ leen mën a permettre lu ci mën a xew aussi ñu mën a teg loxo ñu ko def. kàddu yooyu mu ngi koy yëkkati rek gannaaw bu ñu doon installé gouverneur bu Sédhiou bu bees bi nga xam ne rek mu ngi doog a jël fonction ñu wax ci wàllu koppar ak kàddu yi nga xamante ne rek ministre Abdoulaye Daouda Diallo di jëwriñ bi ñu denk lépp laaju ci wàllu finance ak budget nee na nag réewu Sénégal amuñu problème mu trésorerie ndaxte nag boo xoolee rek ci comptabilité publique ak waa trésor ci atum 2019 jot nañu lijjanti li nga xamante ne toll na ci 2560 milliards ci suñu xaalis ñu ne nag boolu kenn mësu ko fi def wala sax gëj na ba tax na rek ñoom ñu ngi rafetlu liggéey bi nga xamante ne rek ñooñee jot nañ ko def Abdourahmane Diallo ci liggéey bi àndoon ceeg Mamadou Gueye. ci atum 2019 Sénégal daan na dajale ci ay recettes lu ëpp juróomi junni milliards ci sunu koppar. la mise en place d'un dispositif. taxawaay bu am solo bi nga xam ne ni gis nañ ko ci wàllum recouvrement wu recettes yi nekk ab cumul ci jeexantalu weeru décembre mu nekk ay xayma yoo xam ne ni ñu ngi ko daal di arrêté woon li nu mel nag tax ci réalisation boobee toll ci ñaari junni milliards ak juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent. yu toftal juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent millions nekk nag ab yokkute jëm ba ci ñetti milliards tolloog fukk ak juróom-ñeent millions de francs CFA. jëwriñ bi yor wàllum finance ak budget di xamle ni résultat yi mësuñu koo am Abdoulaye Daouda Diallo di ñaax tamit ñuy yëngu ci wàllum comptabilité publique ak trésor ñu wéyal seen lëkkaloo ak gox-goxaan yi. Il s'agira donc de très bons résultats. dina tax nag ñu am ay résultats yu baax luy gën a dëgëral
fii ak at mi di jeex ci 2020 bi ñii di agent yi nag ñoom gis nañ seen liggéey bu baax a baax ñu ngi daal di woo yooyee nit nag ñu gën a dolli seen xarañte waaye tamit gën a lëkkaloog ñii di liggéeyee ci wàllum mairie yeeg li ni mel ngir ñu mën a am déggoo bu baax a baax. inauguration perception Mbour bi ci vendredi bi nekkoon na tamit ab occasion ngir kilifa yi fësal ni jumtuwaay yi ni mel boo gisee ñu def ko dafa fekk rek dañu bëgg anam yu ñuy liggéeyee mu gën a yemb. Abdourahmane Diallo kaddu yooyu ñu yëkkati ko rek gannaaw bu ñu doon daloo perception bu diwaanu Mbour ñu jeexale ko tàggat yaram ak ndam bi nga xamante ne rek équipe nationale U20 soxna yu Sénégal am nañ ko ñu nar a wéyal rek éliminatoire ñaareelu tour bi pour coupe du monde U20 ñu ne nag Sénégal moo jël ndam li rawatina rek nul vierge bi mu am fii ci Sénégal ca ale ba nag goney Sénégal ñoo daanoon Sierra Leone benn bal ci dara ca Freetown la woon mbokk yi fii la ñuy yemale xibaar yi di leen jaajëfal ci teewlu beeg safo bi ci kanam tuuti Ibrahima Kane dina fi toog jukki leen xibaar yi ci tubaab jërë ngeen jëf.